bismillah mbokk yi jërë ngeen jëf ñi ngi leen di nuyu di leen gërëm di amaat mbégte ak bànneex bu rëy teew ci seen site la teranga.info ak ci Teranga TV YouTube ñi gërëm ñuy suivre yépp di def seeni commentaire ñi ngi leen di jaajëfal nag tey jii comme ni nga koy defee du top actualité di fàttali ni nag chronique bi xalaatu buñ xattaab la nga ko tuddee suñ xalaat rek la ñuy joxe buñ ko partagé xayrun buñ ko partagé wul xayrun mais commentaire yi moom li dañ ci am liberté te ñuy wax ci PDS ak Karim Wade Abdoulaye Wade Madické Niang ñu tudd PDS am ay kilifa yu jug ñu dégg ay analyste ay kàngam yu mag jug di ci wax ku ne di ko analyser ni Wade doom ji la gëm ku dul doom ji faalewu la Wade déglul waa PDS ku nekkul doomu Abdoulaye Wade rek PDS amul démocratie PDS parti la boo xam ne Abdoulaye Wade rek mooy le maître du jeu mooy la seule constante ni ñu ko doon waxee bi muy nekk ci nguur gi PDS yàgg a doxee nii depuis 1974 kilifa yi bari analyser ko mais analyser yi soppeekul ci jamonoy Boubacar Sall ci jamonoy Ousmane Ngom jamonoy Serigne Diop Idrissa Seck Macky Sall analyse bi ñu analyser bii dafa ndróog yooyu kon amul lu bees ci doxinu PDS man ma gëm ni ci sama xalaat bii dafa wute ak yooyu mun naa wax ni Abdoulaye Wade liñ daan wax naan njombar la boo ko séentoon nord mu génte sud boo ko génte xoolee ouest mu génne est Abdoulaye Wade defaat na loolu ndax kenn mënta wun woon njort bis Abdoulaye Wade ñëw dal ci kaw Madické Niang Madické Niang bu ñu doon wax ne Abdoulaye Wade kan moo ko desee dañ naan Madické Niang moo desee Abdoulaye Wade mais Wade du cuune ndax da daan dem kër Madické Niang ñu koy fat bu ñëwee fii fa la daan ne fa la daan dalal ay ganam Wade ci jamono yi mu nekk opposition même bu doon am ay procès Madické Niang moo daan nekk ci wetam Wade jóge ci nguur gi Madické Niang doon nit ku gën a fidèle ci wetam Madické Niang bis ñëw Abdoulaye Wade jël parti bi dénk Omar Sarr taxul Madické Niang wane boppam ci ay kàddu wala ci ay mer PDS ku ne jóge fa teewul Madické Niang la mu gëmoon ak la mu ne ca la ne di taxawu PDS bu baax ci biir assemblée nationale Abdoulaye Wade wóolu ko dénk ko groupe parlementaire am kon loolu confiance la tey ñu xëy ñi Abdoulaye Wade bind na lettre dal na ci kaw Madické Niang parce que Madické Niang ak ñenn ci PDS dañoo bind lettre naan ko nan waajal plan B ndaxte Karim Wade comme mënta doon candidat te nguur gi ci loolu la taxaw kon léegi nan ut plan D balaa ñu ñoo bett Abdoulaye Wade ci njëlbeen Madické Niang ne bind na ko lettre tontuwul waaye lettre bi ñépp yëg siwal ko ci la Abdoulaye Wade tontu dal ci kaw Madické Niang ba gis ni dakaa nar a war ba mu teg yàlla jël yàlla teg seen diggante Madické Niang tontu ko waat ci Serigne Touba waat ci yàlla ni du mos a war Abdoulaye Wade xëy ni baal na ko ndax Serigne Touba mi ñu bokk ak yàlla gi mu waat ci kanamam nañ jël lépp sul teg fële démb ci talaata ji dama toog ak kilifa mu ne ma PDS ma ne ko balaa ma cee chronique damay bàyyi 24 heures doogu ñëw ci chronique bi maanaam tey mu tombeek àllarba te chronique yi maa ngi ko doon def talaata mu ne ma lu tax ma ne ko man li ma gëm mooy waa PDS buzz lay ut coow lay ut parce que nag Abdoulaye Wade du cuune ci politique mais biñ jógee ci législative yi ba léegi PDS yënguwul malgré les départs de Pape Samba Mboup Modou Diagne Fada Souleymane Ndéné PDS dafa minimiser loolu nangu sax def communication ci léegi nag li tubaab bi la nature a horreur du vide PDS 6 mois mënut a des ci ay élections présidentielles kenn dëggul PDS te PDS nag moo yëngal gësam pourquoi ak PDS yëngalul te nag opposition bi ñuy wax bu PDS yëngalul kenn du yëngu Idrissa Seck mi ngi ci la mu ne dem nañ sax ba naan ay marche am na fi ñu naan wóor na naan doomam yëg na ko yëgul xam na kooku moom
bokkul ci coow li opposition bi marche fi gisoo benn leader bu génn mi Ousmane Sonko di Idi di keneen ak keneen ñu waroon nekk ci kanam mais ay second couteau ñoo doon nekk ci kanam ñu malmené leen duma leen Ablaye Wade bu nekkee Paris wala mu nekk Dubaï wala mu nekk Doha fu mu mën a ne mais dina ne am na lu xew la na toog euro du vide ban opposition moo war a jàkkaarloo ak Macky Sall bu dee Khalifa Sall nitam yi ñi ngi opposé wu mais Khalifa ci kaso bi la ne te balaa nga naan naam da nga fay ne Khalifa talu ko ñi am nag moom tamit am na benn loo xam ne teg na leen ko ku ci mel la Bamba Fall ci liberté provisoire la ne Barthélémy mi ngi ci kaso bi ay nitam tànnal leneen maire bi ñu nangu ci moom parrainage bi Khalifa war a génn ci kaso bi ak kan moo ko war a wutu yooyu yëpp nekk ci seen xol ñooñu duñ yokku xar mi karaw duñ dem ay place de l'indépendance wala ministre de l'intérieur di fa nekk di ñaxtu même bu ko bëggee même bu li opposition bi def bu dee dañ ci ànd mais ñoom danoo tal leneen gumbal tal na leneen lu dul tëbi ay kàmb kon mu mel ne opposition bi joxewul li mu war a joxe Ablaye Wade ne damay yëngal PDS nan laa ko yëngalee damay xëy ne Madické Niang war na ma moo ki gaayam ceci ou cela pour man dil la man sama xalaat pour man dil la ndax dama ko wax man démb bi ak coow li jugee ma ne du ma ci wax ndaxte feeg 24 heures coow li mën na changer Ablaye Wade mën na bindaat lettre jéggul Madické Niang ne ko damaa juum ceci ou cela tey boo xoolee lettre Ablaye Wade bi muy génn Madické di ko tontu 24 heures moo dox ci digganteem ak parrainage bi seen lancement parrainage te ñoom dañoo yéex a lancé kon pour mobiliser les militants pour indi yëngal militants yi pour militants yi coow pour ñëpp jug ñu déggaat PDS au devant de la scène il faut que Wade jël benn affaire sànni mais ñëpp xam na ni Karim Wade mooy candidat PDS ndax ci congrès lañ ci ànd te ba ñuy teg congrès ba naam mi ngi woon ci kaso Madické Niang bañul woon bokk na ñi leen campagnal Karim Madické Niang ba Karim nekkee ci kaso ba léegi Madické Niang bokk na ci avocat yi ko xeexal protocole Doha bi ñuy wax ni minuit la fi jugee wala 1h du matin dem Madické Niang xam na lépp Madické Niang bu dee ci palais bi am na ay information bu dee ci Karim am na ay information toogaale na loo xam ne tey jii bu ko waxoon jëm ci protocole boobu ñuy wax ak lan moo téye Karim Doha ak Qatar Madické Niang bu ko waxoon ñëpp loxo day dar gëmin kon Madické Niang li mu téye moo dëgër kon Ablaye Wade moom même bu naaxee am na ay mbokk te am na doom di Karim du dugg ci clash ak Madické Niang du ko def mais démb PDS pourquoi ñu réussir coup boobu mobiliser nañ léegi ñëpp xam na ni PDS ci parrainage lañ jëm naam Ablaye Wade ñu li naan Ablaye bëggul plan B bëgg na ko mais nag du ko yombal Macky Sall déggoo communication waa PDS xamul ñuy wax Macky Sall du moo ñuy tànnal ki nekk sunu candidat kon bu leen Macky bàyyee ñu tànnal seen bopp kon bu dul Karim kon PDS mun na tànnal boppam bu dul Karim PDS mun na tànnal boppam kon plan B lu possible la ci PDS mais du léegi parce que nag Ablaye Wade danaan wax benn baat politique da ngay tefesu mais doo xuus politique doo joxe lépp da ngay am looy téye politique da ngay am looy retenir di ko téye pour sa bopp Ablaye Wade mi ngi sóor ëllëg ak lu ñëwagul mais nag tey ji bu xëy rek ñu ne non Karim Wade comme nee nañ bokkatu ci rek léegi na toog Doha léegi élection yi bokkul mais loolu day tax PDS dal bi mu waroon a dal du ko dal day tax PDS ñu bëri découragé day tax ñi bëggoon a tax fekki nguur gi te amuñu occasion jaare fa dem kon Ablaye Wade il faut que mu téye leen bàyyi suspense bi ba élection yi jege ñu doog a choisir candidat PDS parce que élection pas PDS mënul am wala ñu dem élection bañ a bokk mun na ne parce que Ablaye Wade mus na ko wax benn baat mu ne bu dee Aly Ngouille Ndiaye moo yor élection yi ak élection yi ni lay doxee ak processus bi ñun duñ dem élection est-ce que nekk ñu ci logique boobu ba léegi parce que bu dee ne Karim écarté nañ ko te nangul en plan B mooy nangu ñu am ñu candidat kon Wade li mu réussir ci PDS mooy mobiliser les troupes yëngalaat PDS te tey jii depuis quelque temps lan lay wax Sénégal danaan gëmuñu idéologie mais Ablaye Wade ci wàllu libéralisme mais papa la ci Ablaye Wade bu sañoon libéraux ñoo fi teg juróom fukki at waxoon na ko mais tey jii depuis quelque temps boo xoolee waa parti socialiste ñoo nekk au devant de la scène ñoom ngay dégg ci mbiri maire Dakar ñoom ngay dégg ci mbiri Khalifa Ababacar Sall dama gëm ni ba léegi socialiste la ndaxte kenn notifié gu ko na ko génnee na la ci parti bi bu la neexee nga ni diw génn nga mais kayit ba koy déggal ak conseil bi ko war a déglu ngir balaa nga fay dax ndaxte nit sax bu rey nit balaa ñu koy dax xanaa dinañ ko déglu laaj ko fan la ko teg ak nan la ko defee kon lépp loo gis dafa jaar ci procédure kon Ablaye Wade gis na ni wala mu yëg ni waa gars yi am na lu ñuy ruumandat
jëm ci waa parti socialiste est-ce que Khalifa Sall nekkul benn candidat bu ñuy préparé ci kaso bi ngir jox ko aura ngir jox ko doole ba Khalifa mën a am kattan bu génnee socialiste yi mën a jëlaat nguur gi. kon doonoo nekk ci guerre boo xam ne ay stratégie moo ko lal te politique da am benn kilifa bu mag bu doon wax naan ci politique ñu lay dégg ci lu bon sax moo gën ñu lay bañ a dégg. kon PDS fexe na ba yëngalaat seen parti militant yi yeewaat seen xel dikkaat ñu xam ne parti bi am na lu mu bëgg am na lu mu gëm même bu dul pour Karim sax mais Karim day daf mel ne rek ñu naan Karim mën na dem Madické mën na dem mais parti bi day des te Ablaye Wade parti bi la des pour man Ablaye Wade problème du Karim du Madické Niang Ablaye Wade héritage yu PDS lay sàmm te pourquoi nag muy sàmm héritage yu PDS mais dénk ci ku nga wóolu mais ñaan ci ki nga yaakaar. tey jii Ablaye Wade ñaata nit ñoo ko war du ma lim seen tur xam na leen ñaata nit la wóolu yaakaaroon ni bis mun na ñëw ñu teel ko yëfam ñu bàkko fi tey nag mu xëy mu ne sama doom mat na tudd mat na tabaski mooy Karim Wade comme ku ma yaakaar mu war ma parce que kaw Modou Diagne Fada mi ngi fi Souleymane Ndéné directeur campagne la Ablaye Wade bi muy jëlee Modou Diagne Fada ci groupe parlementaire libéraux yi ñu bari danoon acharnement la man loolu laa gëmoon. Ablaye Wade amul kóllëre amul fi tey jii Fada jox na raison Ablaye Wade bu ko Ablaye Wade wóolu woon te groupe parlementaire bi mu jaay ko Macky Sall loolu lu mën a ne la ñi ngi jégalu waxuñu ni loo mooy am mais lu mën a ne la kon tey jii mën nañu wax ni Ablaye Wade naam PDS la gëm mais nag li mu yor di patrimoine am 1974 mu daj ci lu ne dugg ci kaso daj ci lu ne ci àddina gëm naa ne doomam rek la ci wóolu te nag dénk koo wóolu mbokk yi kon jërë ngeen jëf ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen site la teranga.info waaye tamit ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu koy rafetlu bu baax naan la rek à vos commentaires merci.